dal leen ak jàmm tey nag jàngatu bés bi dañu bëgg a ñëw ci 60 ans de dépendance astafurlah ngeen baal ma 60 ans d'indépendance yi nga xam ni moom la Sénégal doon féete barki démb. waaw maa ngi jéggalu ci juum bi ni 60 ans de dépendance waaye lapsus boobu wala njuumte boobu mën naa nekk ni lu ma tey def ko la ndaxte Sénégal buñ demee ba am juróom benn fukki at ni dañuy feete suñu indépendance te réew la moo nga xamante ni nii li ñuy dunde 16 millions de personnes li ñuy dunde ñun mënuñu ko bàyyal suñu bopp li ñuy dunde mënta jóge ci réew mi li ñuy soloo mënta jóge ci réew mi ndox mi ni naan ñun mënuñu koo defaral suñu bopp yére yi ñuy sol jógewul ci réew mi dàll yi noonu mbooleem lu ñuy jëfandikoo rek au jour le jour jógewul ci réew mi loolu moo tax ma wax ni 60 ans de dépendance jaadu na sax ñu féete indépendance waaye boo dee féete indépendance dafa war a fekk indépendance boobu même boo ko amul sax nga dox jëm ca waaye Sénégal doxul benn yoon jëm ci indépendance ñun nag mënuñoo indépendant ndax ni ma ko waxee réew mi nga xam ni mënuñu 16 millions de personnes rek mënuñu leen a dundal Sénégal 60% yi ay baykat lan ak i nappkat te baykat yooyu ak nappkat yooyu li ñuy produire mënta dundal ñi nekk ci réew mi bu dee ci wàllu indépendance dafay fekk yow réew mi li ngay dunde nga koy bay nga koy jël muy jóge ci réew mi li nit ñiy sol muy jóge ci réew mi loolu mooy indépendance mais indépendance boo nga xamante ni bu réew yëpp tëjoon seeni frontière nga xam ni kenn dootul jox kenn dara waa réew ma duñ dund loolu du indépendance boo nga xamante ni yow li gën a sensible li gën a stratégique actuellement ci monde bi ñu nekk mooy communication boobu yoruñu ko opérateur yi fi nekk du benn boo nga xamante ne nii Sénégal ko ay sénégalais ko moom du ci benn ñett yi fi nekk du Expresso du Free bi nga xam ne moo remplacé Tigo du Orange ñëpp ay étranger ñoo ko yor te loolu moo nekk li gën a stratégique li gën a sensible sur tous les plans nag parce que boo xoolee Orange mooy entreprise bi fi ëpp lu muy def ay chiffre d'affaires parce que téléphone moom ak internet léegi loo nga xam ni kenn mënta ñàkk fenn waaw waxuma la ci kër sax mais nit par nit da ngay am sa téléphone mu am internet nga am sa ordinateur mu am internet nga am sa télé mu am internet béréb ba ngay liggéeyee da ngay utiliser internet donc ñi ko yore fii Sénégal kenn du ci ab sénégalais te ñu bëgg ni dañuy indépendant te ku ne xam na ni informatique ak internet ak yooyu ay données yi nga xam ni ay information yi nga xam ni nit mën na koo wala état mën na koo jëfandikoo ci nu mu ko neexee ñun est-ce que suñuy information yi nga xamante ni nii ñun ñi ngi koy jàllale ci këru yi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu téléphone bi fii ci Sénégal est-ce que suñu données yooyu est-ce que données yi ñu ngi koy conserver fii Sénégal est-ce que amul ñeneen ñu koy utiliser est-ce que duñ ko jaay ainsi de suite loolu ay question la yi nga xam ne dañ ci war a bàyyi xel dama ni communication mooy li gën a stratégique maanaam li ñuy investir ci armée ñu investir ko ci communication moom moo ko gën parce que léegi comme niñ ko xamee li ñuy wax léegi guerre yi nekkul guerre yi nga xamante ne nii da ngay jël ay armes dem di guerre yi mais guerre yi ñi ngi jaar ci nouvelle technologie de l'information et de la communication foofu la guerre yi di jaar Sénégal réew bi nga xam ne daraam doyul ñu ne dañuy fêter indépendance loolu yàq la xaalis bi ñuy def foofu ci fête bi mënoon nañ ko def feneen
waaye damay wax ni ñun mënuñoo indépendant mënuñoo moom suñu bopp li tax mënuñoo moom suñu bopp nag lenn rek parce que autosuffisance alimentaire beeg yi ma jot a wax yépp lenn moo ko tënk muy éducation ñun Sénégal dañu rata suñu éducation suñu njàng ak njàngale moom la ñu rate ndaxte réew mi nga xam ni duñu boo duggee ci parce que ñaari système moo fi am Sénégal am na système bi nga xam ni état bi reconnaître na ko di ko financer mooy système njàng nasaraan bi ak système bi nga xam ni état reconnaître ko officiellement financé wu ko muy njàngale alxuraan wala njàngale diine te presque lu bari ci askan wi ci beneen côté bi nga xam ne état bi reconnaître ko wala reconnaître ko officiellement ci côté boobu la ñu nekkee loolu mooy poser problème parce que su fekkente ni par exemple dañu am 70% yi nga xam ne ñoo nekk ci système bi état bi reconnaître mais 33% yi nekk fee nag te état jaboote ñëpp war a financer ñii war a financer ñee foofu sax duma fi dugg parce que dinañ ci def yeneen vidéo fi ma bëgg a ñëw mooy Sénégal lan moo tax mënul am indépendance lan moo tax mënul defaral dara boppam c'est parce que suñu bopp yi moom la ñu coloniser ba léegi suñu xel yi dañu coloniser ba léegi école lan la fay jàngal général de Gaulle moo libéré la France deuxième guerre mondiale loolu lan lay jàngal ay histoire France lan lay jàngal di la jàngal ay Napoléon Bonaparte di la jàngal ay civilisation France di la jàngal ay première république deuxième république ainsi de suite France lan lay jàngal mais duñ la jàngal Sénégal fii suñu maam yi ci réew mi nga xam ni 99% des Sénégalais boo tuddee maam yooyu wax ci naka sudul noonu seen xol yi jug suñu maam yooyu ci système bii nga xam ne moom la état bi reconnaître est-ce que ñu ngi leen ciy jàngalewul leen ci Serigne Touba buñ la koy jàngal loolu lay wax il est né vers 1853 décédé vers en 1927 loolu kese lan lay jàngal ni la c'était un résistant amul leneen loolu la ciy jàngal sa philosophie bi nga xam ne moom la amee woon li nga xamante ni nii moom la fi réaliser duñ la wax ci ay njabootam dara doo ko ci xam Seydil Hadji Malick luñ lay wax né vers 1800 et quelques décédé en 1900 et quelques kese mag ñu baax ñi ngay tudd ñi nga mën a cité ci réew mi yëpp loolu donc nan la ciy jàngal nag né en décédé en c'était un résistant point te réew mi mag ñooñu leen gën a jox cër que ñoom déggool ak ñoom ñeneen ñi ñuy jàngal loolu tant que changé wul mentalité boobu système éducatif boobu tant que changé wuñ ko ñun ñu jàngal ñun sénégalais yi li nga xam ne moom la fi suñuy maam def ñu mën a gën a gëm suñu bopp gën a xam suñu bopp tant que jàngaluñu lu ñu suñuy maam def fii ci Afrique lu dul di ñu jàngal ay li tubaab yi def toujours ñun dañuy gën a fan tubaab yi gën a bëgg tubaab yi di bëgg di solo comme tubaab yi di lekk ni tubaab yi di lekke di dund bi tubaab yi di dund te nag comme loolu la ñuy bëgg tubaab yi toujours di nekk ci suñu kanam toujours ñu nekk ci suñu kanam système éducatif fii ci Sénégal tant que changé wuñ ko Sénégal du développé parce que colonisation bi nekkatul benn domination bi nga xam ni danga koy gis mais ci xel yi la nekk te Sénégal ñaaw na ba ñu amee indépendance 60 ans ba léegi ñuy continuer du ñu jàngal tubaab yi mel ni ñun suñuy maam defuñu fi dara fii Sénégal ñaata nit ñoo fi xam Xaalima Jaxate Kala ñaata nit ñoo fi xam maam Moussa Ka Cheikh Anta Diop bii nga xam ne tudd nañ ko daara ji gën a kawe fii ci Dakar Cheikh Anta Diop moomu 5% des Sénégalais sax xamuñu ko école ñi nga xam ne ci système tubaab bi la ñuy jàngee sax école boo fa demee liñ lay jàngal ci Cheikh Anta Diop bariwul
alors dëkk boobu nag ñu bëgg ni donc mën na développer dëkk yi développé yépp Chine Japon Corée ainsi de suite Brésil dëkk boo mën di jël ci culture am ci ay maamam ci leneen ak leneen moom lañ fay jàngale boo demee nag ba daara ju kawe ja nga xam ni war jot na nag pour nga ubbeeku xam li xew ci àdduna bi ñu soog laa jàngal li xew ci yeneen réew yi mais Sénégal da nga naan taf première leçon deuxième leçon ñu ne la De Gaulle est né en il a dirigé la France il a libéré la France lors de la deuxième guerre mondiale wax yoo nga xam ni ñun amaluñu benn njariñ parce que ñooñu ñu ñuy jàngal sax boo demee ci réew yi nga xam ne ñooñu foofu lañ dëkk sax niñ leen di jàngalee fii ñoom jàngalee wuñ leen foofu noonu Sénégal il faut que ñu changer éducation bi la ñu war a changer buñ ko deful duñu musa am indépendance parce que changer éducation bi day bokk ci dagg suñu lien ak France te France moom ku ne xam na ni moom tant que mi ngi ñuy yilif fam ñuy jëmale du neex parce que état yi actuellement ci concurrence la ñu nekk te comme ci concurrence la ñu nekk état yu mag yi du ñu bëgg état yu ndaw yi màgg dañuy bëgg toujours ñu nekk état yu ndaw seeni entreprise di ñëw di di gagner ay part de marché ci état yu ndaw yi loolu la ñuy bëgg donc Sénégal il faut que ñu yeewu suñu autorités yi il faut que ñu yeewu dëkk bi buñ ko bëggee changer ci éducation la ñuy commencer nañ ñu jàngal lu am solo jàngal ñu ay littérature française jàngal ay surréalisme ay yu kenn xamul loolu nga xam ni yow da nga koy jàng ba passé ko finalement da nga naan loolu man lan la ma jariñ te njàng mi ñu jëmale ko ci côté science ñu jëmale ko ci côté science ay littérature yi njariñam bariwul nañu Sénégal il faut que ñu réformer suñu système éducatif bi jàngal ñu suñuy maam jàngal ñu suñuy mag Kocc Barma fii Sénégal yow boo ko doon philosophie Kocc Barma boo ko doon jàngale fii mais da ngay jàngale ba sonn bàyyi keneen jël mais mënoo koo jeexal il faut que ñu góorgóorlu